8h ci rajo Futur Média 8h toftalu benn simili sax ñu dalal Barthélémy Ngom ci xibaar yi asalaamaaleykum Barthélémy. waaleykum salaam Georges di nuyu ñëpp ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi li ci gën a fës di manifester gawoon ca Ndar ba tey nag mbir mi jeexagul ñaari kilifa yu kuréel gi ëmb nappkat ya ca Ndar teg nañu leen loxo muy lu yokk li mu ñu ci jàpp léegi fanweer ak ñetti lañu ñi ñu mujjee jàpp te ñu bokk ci union régionale des pêcheurs li ñu leen di toppee di siiwal ay xibaar ngir woo nit ñi ci fitna liggéeykat yu yëngu ci wàllum hydrocarbure tànki dem grève la ñu taxawee seen bataaxalu artu bi daanaka jeex na ñu ne nag bu leen nguur gi fayul seen ñaari téeméeri milliards semaine bii di ñëw daañu soobu cib grève démb la syndicat gi leen jaboote doon amalab ndajeek taskatu xibaar yi askanu Mboro démb ña nga woon ca mbeddu dëkk ba doon amalab doxub ñaxtu la leen ko yóbbee di ñàkkum ndox benn forage képp moo nekk ci dëkk ba te ñetti weer a ngi nii dafa pan ñu ne nag coono gi yëpp Aquatech moo leen ko teg muy société bi yore forage yi ci Sénégal tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaari aada yi Ana Rocha yéeni kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi leen di nuyu mbokk yi rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média Abdou Thiam moo fare ci machine yi doore xibaar yi ca Ndar ak manifester nappkat yawoon ba tey nag mbir mi jeexagul am na ñaari kilifa yu bokk ci union régionale des pêcheurs artisanaux yi nga xamante ni teg nañu leen loxo ba mandat de dépôt leen loolee nag ci ñeel enquête bi nga xamante ni ubbi nañ ko ci mbir moomule moom Makumba Dieye ak Yam Dieye ki ñu Makumba moom mooy njiit la kañ ca teg nag di yaay Yam Dieye moo yore kàdduk kuréel googule ñoom la ñu leen di toppee mu di siiwal ay xibaar yoo xamante ni dañuy woo askan wi ci fitna jàpp gi ñu leen jàpp nag tax ba limu ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ci mbir mi yokku léegi fanweer ak ñett lañu yoo nga xamante ni daal ñu ngi ci loxol yoon gannaaw manifester nappkat ya ca Ndar ci ñi ñu jàpp sax jàpp ne am na fukk ak ñaari mineur yu ci nekk Mohamed Nabi Sila Yam Dieye di porte-parole ak Makumba Dieye di président union régionale des pêcheurs artisanaux du Sénégal ñoo ngi ci ndungu siin lu nu mel tukkee ci décision juge d'instruction bu deuxième cabinet bu tribunal grande instance bu Ndar liñ leen di toppee moo di jël ay message di ko yónnee ay nit ci jamonoy manifester bi waaye itam puus nit ñi ñu dem ci ndaje bu yoon nanguwul ndaje googu sax amoon lu ëpp ñaar fukk ak juróomi policiers yu ci amoon ay gaañu-gaañu ak yàqu-yàqu yu bare dafa demoon bàyyi bërëb yu ñu lakkoon ñaari responsable yu URPAS yi lee tax lim bi nekk ci nungu siin gannaaw manifester gi amoon ci Ndar tollu na ci fanweer ak ñett mu bokk ci nag fukk ak ñaari gone yoo xam ni ay mineur lañu ñu gën ci ràññee Amadou Ba di élève ci CEM André Pétavin am fukki at ak ñeent mbir mi nara yàgg lool ci loxo yoon laata ñu leen di àtte lii indi njaaxle ci njaboot gi rawatina nappkat yi ci Guet Ndar ndaw yi bokk ci syndicat bile fas yéene ndaje indi tontu ci lu tukkee ci seen ñaari responsable yi ñu convoqué woon ci police déglu leen laata ñu leen di yóbbu ndungu siin RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila ñaari nit yi nga xamante ne dañoo faatu fële ca Ziguinchor ba léegi nag mbir mi leeragul gendarmerie ba tey mu ngi ciy déglu ay nit ñooñu faatu nag di chauffeuru camion vidange ak apprentim fële ca Mamatoro maire Enampor nag moom déglu nañu ko njiital collectif bi nga xamante ni moo ëmb dawalkatu camion vidange yi moom tamit daañu ko déglu ci mbir mi le loolu nag tax ba askanu dëkk ba nekk ci njàqare ci jamono ji leeral yeeg Lamine Ba. L'enquête baa ngi wëy ci jéeyew yi nga xam ne nag amoon na ci Mamatoro ci ñaar doomu aadama seen bakkan jotoon ci rot ñi nga xam ne ñoo di waa gendarmerie ñu yor li jëm ci wàllu l'enquête bi ñu ngay déglu ay nit ci jamono jooju ba léegi ki ñu ci mujjee déglu mooy maire bu Enampor di Khalifa Bassène moom mu ñu yégal ne sax am na ñi nga xam ne gendarmerie wóolu na leen mu ngi mel ni kii di chef de village bu Brin ak ki nga xam ne moom moo jiite kuréel bi ëmb chauffeur yi dawal camion yu vidange yi nekk fii ci Ziguinchor. ñu ngi continuer en tout cas man de barke dem la ñu ma déglu chauffeur camion yi lañ ko déglu chef de village de Brin xëy na sànq après daa ko laaj ndax dem na oui parce que war nañ ko convoqué en tout cas def nañ convocation yëpp alors donc métti na parce que tey kenn mënu la wax réellement qu'est-ce qui s'est passé réyuñu ko enquête démarré na je crois que balaa fii ak ay fan nañuy dégg vraiment lu xew c'est vrai aussi il faut préciser que dama constaté ne que chauffeur yi ci seen bopp dañuy ragal waaw loolu moom démb la commencé def constat boobu chauffeur yi ñoo ragal parce que puisque dañu leen ne kale dañ ko rey
je crois que ñemetuñu dugg ci carrière bi. ci jamono ji amaguñu ki nga xam nag teg nañ ko ci loxo li jëm ci wàllu l'enquête boobee buy sukkandiko ba léegi ci ay kaddu Khalifa Bassène waaye moom nee ne mu ngay amee yaakaar ne l'enquête bi na dem ba jeex tàkk ngir ñu mën a xam kan moo def jëf joojee. dañ doon ay menaces léeg-léeg ñuy dem fekk ñi baare yoon bi ak ay bant maanaam tradition alors donc loolu taxul woon en tout cas ñu arrêté mais tey jusqu'à preuve de contraire ñu daal ñu ngi jàpp yàlla ñu ngi gëm yàlla ñu ngi yaakaar ne vraiment enquête bi dina génn un résultat bi nga xam ne ku nekk daal dina ci kontaan. ci jamono ji nga xam ne ñu ngay xaaran di dëgg bi feeñ ci dossier boobee tiitaange la ñu amee ci askan wa nga xam ne mu nga yeewoo ci Enampor ak li ko wër ba mbir mi amee ba léegi. Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média. Lamine Ba chef d'état-major général des armées moom nag jël na engagement daal di yokk condition liggéey ñi nga xamante ni ñoo di militaires yi moom général Birame Diop mu ngi rafetlu liggéeyu soldats si ba noppi it di dalal seen xel rawatina ci matuwaay yi nga xamante ni daal ñoom daañ ko jël su ko defee ñoom seen liggéey gën a yomb ci terrain bi la ñu ngàlloo ne objectif ñu mun ko jotit ni ki démb la demoon ci zone militaire numéro 3 bu Kaolack Ibrahima Diamé. Zone militaire numéro 3 di dalal kon njiitu armée bu bees du chef d'état-major général des forces armées ci prise de contact bi muy def ci njëlbeen général Birame Diop di rafetlu liggéeyu jàmbaar yi leen ndax ni ñu taxawoo kaaraange askan wi. zone militaire numéro 3 comme ni ñu ko defee ci yeneen zone militaire yi. dañ fi ñëwoon pour jël contact ak suñu unité yi nga xam ni ñoom ñoo fi ne. di liggéey ci sécurité suñu réew. ñëw pour encourager leen. ñu continuer liggéey bi nga xam ni moom la ñuy sumb te liggéey boobu ñëpp d'accord nañu ci liggéey bu am qualité la. mais aussi féliciter leen parce que nit ki tamit suy liggéey bu baax da nga koy féliciter. général bi di leen di encourager ñu gën a wéy ci dynamique boobule waaye di dalal seen xel lu jëm ci wàllu mesure d'accompagnement ak seen conditions de travail. ñëw féliciter leen ci liggéey bu baax boobu ñuy def. mais également waxtaan ak ñoom seet li nga xam ni mën nañ ko améliorer ci seen liggéeyukaay. ak aussi ci seen dëkkuwaay pour que conditions yi nga xam ne ci la ñuy liggéey ak ci lañ dëkk conditions yooyu di améliorer wu tout le temps pour leur permettre ñu am ay résultats yoo xam ne ñun ñëpp dinañ ci kontaan ci seen liggéey. doxum nemmeeku bi la nag mu ngi ko tàmbali ginnaaw bi ñu ko tabbee ci boppu armée bi di chef d'état-major général des forces armées ginnaaw bi mu génnee camp Sémou Djimit général bi ak délégation bi mu àndal daal dinañ dem ci école nationale des sous-officiers d'actifs bi nekk ci commune bu Ndiafate Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. liggéeykat yu yëngu ci wàllum pétrole ak gaz boo moytul nag daañu dem grève ci semaine bi ñu dëgmal ñoom nag seen bataaxalu artu ba maanaam préavis de grève ba jeex na li nu bëgg moo di nguur gi fay leen seen bor. ci xayma ëpp na ñaari téeméeri milliards ci sunu koppar ñu ne bor boobu ndax dafa tax sax ba SAR di société africaine de raffinage semaine a ngi nii mënatul a liggéey ndax amul brut syndicat gi nag démb la doon amal ab ndajeek taskatu xibaar yi wax na it ci lu ñeel blocage bi nga xamante ni moom moo wundu négociation yi ñu soobu woon ñeel convention collective bi nga xamante ni moo régir liggéeykat yu yëngu ci wàllum hydrocarbure Sara Konaré secrétaire général du syndicat bi mooy secrétaire général par intérim ñu teewlu ko ci ak Salif Sow. loolu ay bés bi di ñëw mooy li ma la wax ñun kuréel gi ñu yore muy suñu secrétaire exécutif man mi ma jiite ko ñama ca bokkal danañ toog incha allah waxtaan ko ak président Cheikh Diop bu ñu toogee waxtaan diggante bi nag je crois que ñii jiite am nañu temps pour mun a jàkkaarloog nit ñi def seen tànk ci levier yi fu ne pour que ñu mun a bañ a dem ci loolu parce que grève boobu day métti ci ñëpp xam nañ ko pétrole moom ku mos grève am yaakaar naa doo bëgg mu amaat ndax pétrole bu taxawee rek yëpp garaaw te li gën a garaaw nag mooy suñu transporteur hydrocarbures yi bor boobu fayaguñ ko d'ailleurs loolu moo tax mooy suñu ndaje bi tey ñu ciy wax di xoddeeku balaa ñuy lakkale comme on dit parce que bor boobu ñu ngi ko yoreel SAR yoreel ko suñu société yi nga xam ne ñooy jëndi pétrole ci biti SAR mooy naal pétrole bi di ko andi waaye bu amul lu mu naal je crois que amul lu muy joxe ñiy jëndee aussi pétrole bi marketeurs yi bu ñu amul lu ñu jëndee ji seen xaalis bu yàggee boo amul mbagg yu dëgër yaakaar naa ne comme yenn société yi am na ñoo xam ne lott nañu société yi parce que jotuñu seen xaalis. mu nekkoon kàddu yi Sara Konaré jàppale na nag waa SAR neenu lu ñeel brut boobule am nañu ko fileeg lu dootul yàgg daañu ko déchargé ñu wax ci doxub ñaxtu bi nga xamante ni askanu Mboro ñu ngi ko doon amal ñu ne nag Mboro mu ngi nekk ci département bu Tivaouane ñu ne nag ñàkkum ndox moo leen ko yóbbee ndax benn forage moo nekk ca dëkk ba te daanaka ñetti weer a ngi nii forage ba doxatul ñu ne seen coono bi yëpp nag waa Aquatec ñoo leen ko yóbbee Aquatec mooy kër gi nga xamante ni moo yore wàllum ndox mi ci kaw gi Cheikh Anta Diop. mbooloo mi takk woon lool fii ci Mboro doxoom ñaxtu bi nag ñu dooree ko ci quartier bi ñuy wax Ngay 2 jaar ci mbedd yi jubali ci mairie bi ñi ci bëri rango ay morsoy xonq yëkkati seen kàddu doon méttilu ñàkkam ndox mi nga xamante ni am na ci Mboro. ñun waa Mboro yëpp a
bëccëg. góor mag ndaw ki jigéen ñoom ñëpp rango ay morsoy xonq di wax ne ñetti weer a ngi nii de du benn ndox bu am Mboro forage bi dafa paan Fatou Mbow moom moo yor kàddu jigéen ñi. lu nga xamante ne depuis ay année 60 moo ñëwaat Mboro ci ay teen la ñuy rootee suba ba guddi ñetti weer a ngi nii amuñu ndox bu courant coupé ndox mi dem loolu xaw ma fuñ ko waa Aquatec dem forage dafa paan ñu coupé d'électricité fay ñu courant ñu coupé leen. daanaka dox nañ lu toll ci benn kilomètre jubali maire Mboro maire bi di Moussa Ndiaye jóge ci biirum wàcc doon feelu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon dox doxam ñaxtu bi. population yi nii dëkk bi gën nañ depuis 3 mois tooguñu 1 mois boo xam ne ñu marché yu ndax problème ndox ñëpp xam nañu ndox mooy dund kon autorité étatique yi depuis 2 semaines ñu ngi waxtaan ak ñoom pas plus tard que avant-hier OFOR envoyé na fi délégation waxtaan nañu ñu ngi leen di déglu mais population bi ak ñun daal doyal nañ ci Aquatec. nekkoon ab doxum ñaxtu boo xamante ne nag kilifa yi ñoom ñoo leen joxoon ndigal li ba tax na gendarmerie bu Mboro indi ay éléments yu takku ñu ànd ak ñoom di leen gunge ngir wattu seen kaaraange. yéen kenn ku nekk xam ngeen ni seen dëkk moo leen ñor population Mboro moo leen ñor. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ndox nag du naan rek ak sangu waaye soxla nañ ko it ngir def wàllum agriculture loolu nag jëwriñ gi yëngu ci wàllu mi xam na ko nee na dafa taxaw ci tànk taxawal benn projet boo xamante ni daal dañuy gën a taxaw wàllum ndox mi su ko defee wàllum mbéy mi daal ñu gër ko mën a toppatoo projet boobu nag namm nañ ca dugal lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards juróom-ñetti région la ñu ciblé ci projet boobu le bokk na ci région bu Sédhiou fa la ñu doon amalee CRD bi waajal projet googule ñu ànd ceeg Max Clid Kamfani. juróomi ñetti fukki milliards la nguur gi war a dugal ci bile projet war a jaar ci ministère agriculture jëm ci valoriser ndox mi ngir jëmale kanam chaîne de valeur yi Sédhiou dina amee lu war a tollu kaaru financement bi Younouss Mbalo mooy coordonné bile projet. région de Sédhiou am na place bu rëy ci biir projet bi parce que daanaka maanaam ñeenti dërëm yoo jël benn dërëm bi daanaka ci Sédhiou lañ koy investir ci juróom-ñetti région d'intervention du projet loolu lu am solo la koppar bi 80 milliards la à peu près 17 milliards yi ci Sédhiou la moo tax ñu ne 20% financement bi Sédhiou la. projet boobu seul lu ko tax a jóg mooy moderniser mbéy mi jaarale ko ci nu ñuy maîtriser ndox mi ci coordonnateur bi les projets. projet bi dañu ne xale yi ak jigéen yi vraiment war nañ ci am part bu importante donc je pense que agriculture tey mooy le secteur boo xam ne pour un jeune bu ci jàppee bu baax s'il y croit aussi je pense que amul beneen créneau boo xam ne bu gën a porteur agriculture. mu war a doon bokk ab taxawaay bu mun a jàppale diwaan bi ci jafe-jafe ndaw yi ci utum xëy loolu waxal adjoint gouverneur bi yore lu jëm ci développement Modou Gueye ci sakku ci kilifa projet bi gën yokk ñaax bi ngir ndaw yi akimo bi le projet. parce que aussi comme ni ma ko waxee sànq projet bi ñi ko gën a yayoo mooy jigéen ñi ak xale yi donc ñooñu il faut ñu informer leen ñu mën kaa approprier pour que projet bi mise en œuvre am du am problème aussi jàpp nañ comme recommandation def ay CDD les préfets daal mën a impliquer les collectivités territoriales malgré que tey aujourd'hui impliqué nañ leen mais aussi la communauté les jeunes. lu mooy Sédhiou juróomi ñaar ay diwaan dinañu bokk ci projet bi lim bi nag war a doon juróomi ñett Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. Max Euclide Kamfani ñu wax ci grande kermesse bu archidiocèse bu Dakar li mu ci namm ci atum ren ji moo di neexal école bi nga xamante ni moom mooy gën a set ñaar fukki école ñoo ca bindu. ñoom nag organisateurs yi nee nañu daal final bi dana serré lool fii leeg ayu bés lañ koy amal ñu ne nag école bi nga xamante ni daal moom mooy gagné maanaam bi gën a set dana am lu toll ci ñetti millions ci sunu koppar ñoom nag ñi koy organiser ne bëgg nañu daal gën ko yaatal ba ci yeneen écoles yi nekk fii ci mim réew di Sénégal leeral yeeg Oumar Mbow. ñëpp mën nañ ko gagné. école publique école privée catholique ak école privée laïque nekk ci concurrence bu rëy ngir nekk bu gën a set. école publique ak école privée nag dañuy faral di wute ndax nekkuñu élèves yi waaye ci bile compétition lu ne mun naa xew bi ñu sukkandikoo ci Valérie Ndione di kenn ki bokk ci comité d'organisation bi. critères yi bare na tey jii wax ne école bi mooy gagné mënuma ko wax muy ci public muy ci privé muy ci privé laïque parce que daf ci bare yu taaru ñu école yoo xam ne dañu rafet am na ci yaakaar naa ne lu serré lay doon te critères yi comme dafa bëre ak ay coefficients mais xam naa ne c'est ouvert école bu ci ne dafa waroon def plan d'action def nañ ko. ñu teg ab ndàmpaay bu rëy ngir neexal ku koy jël ci yooyu la école nag
am na ci juróom-benn école publique. dañu prévoir pour ki njëkk am 3 millions ki ci topp am 2 millions ki ci toppaat am benn. ñi ñuy participer tamit prévoir nañu quand même jox leen ay cadeaux d'encouragement. compétition bi ñu mel ci Ndakaaru rek lañ koy amal waaye mun naa lay ba tasaaroo ci Sénégal bi yépp. lu ñu bëgg la pour lii nekk concours national waaye xam nga ne loolu nag lu diis la donc loolu dootul nekk archidiocèse rek moo koy yore dafay nekk ak vraiment ñu toog ko xalaat ko ak ministère yi ak ñëpp ñi nga xam ne war nañ ci liggéey ñu def ko concours national. ki nar a jël bile compétition dinañ ko xam 19 février bi ñu dëgmal cours Sainte-Marie bu Hann du ci bokk ndax dañoo jàpp ne moo gën a set ci école Sénégal yépp. parce que ñooñu li ñu teg ci personnel ci wàllu set am nañ ci raaya sur le plan international. waaw Cheikh. waaw Ngom xalaat gi rafet na de. setal ay école waaw mi ngi loolu nag dañ koy war di def. réew mi sax la ñu war a setal. waaw réew mi daal ñu ngi ci mais nañ ko dooree ca base ba maanaam école yi bu ñu fexee xale yi am culture boobu rek. di setal seen environnement. buñ ko màggee rek dina baax. ndax ay éducation sanitaire ma ngay am ba tey ci école yi ay morale éducation sanitaire éducation civique. mu ngi am ba léegi ma ngi am ba léegi. waaw baax na ba léegi. baax na loolu moom xalaat gu rafet la. xam nga chef de l'État am na prix du chef de l'État xaw ma pour l'enseignant xaw ma. donc genre yi aussi buñ ko defee dana tax xale yi màggaale ko. effectivement waaw ñu gën a kii koy mooñaale ñu màggaale ak moom. mën a doon de bons citoyens. comme toi boo fi jógee rek nga jubal sa école fële ca Kolda. waaw kay may waaw wàllu football lañ koy daal di door rek Ligue 1 bi 10e journée bi di championnat bu Sénégal danañu ko daal di door kon bokk niki ëllëg genn jongante cote mooy daal di am diggante Jaraaf lay daal di doon ak Ñambur bu Louga la ca des nag ci wàllu jongante nañ ko daal di amal niki dimanche ñu mën see bàyyi xel lu ci mel ni diggante Génération Foot ak Dakar Sacré-Cœur AS Pikine dana tase ak Stade de Mbour Teungueth FC ci place bu njëkk bi moom diggam ak ñaari tali lay daal doon Cneps Excellence bu Thiès dina daal di jongante ak ñi di waa Union Sportive bu Gorée Mbour Petite Côte ak Jambaar bu Saly dañu daal di tase noonu itam diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak ñi di waa AS Douane daal di taxaw ci jafe-jafe bi nga xam te ne jamono gi waa Dakar Sacré-Cœur ñu ngi koy dund ci lu jëm ci wàllum pédophilie ak lépp li nga xam te daal moo ci daal di lalu ni ki démb jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba daal na dem seq waxtaan ak waa Dakar Sacré-Cœur daal leen massaw ci jafe-jafe googu nga xam te ne ñu ngi koy dund moom nag ma ngi ci àndoon ak njiitu lii di vice président bu fédération sénégalaise bu football di Saër Seck doon itam président bu académie Jambaar moom itam daal dina kon bokk taxaw kii di Mathieu Chupin ak waa centre bi ngir daal ñu gën a góorgóorlu daal ngir fexe kon bokk lu ni mel dakk ba faw loolu nag moo di kàddu Saër Seck ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. man bu ñuy wax Dakar Sacré-Cœur li may dégg mooy bépp kuréel boo xam ne yaa ngi dalal ay xale. di leen dénk ay éducateurs pour ñu leen di tàngat ci di leen former muy ay xale yu góor di ay xale yu jigéen di football wala ci yeneen xeetu sport yëpp loolu dañ ci li ñu war a bàyyi xel la war a góorgóorlu nag pour xippi ci bañ a def rek comme gisuñu dara wala dégguñu dara wala di xalaat naan bu génnee wala bu ko nit ñi yëgee lan la ñuy xalaat. Responsable da ngay assumer say responsabilité bu mu mot sëkk. loolu mooy li jiitu ñaareel bi taxaw ci wetu xale yi nga xam ne ñoom la ñaawteef yooyu dal seen kaw ak seen i njaboot ñu bare doon nañu rek nëppal mbir mi pour que seen tur bañ cee feeñ loolu it ñu leen ci ñaax yéen journalistes yi ndax xale yi ay gune lañu te dañuy am carrière ëllëg ak si biir. am famille ëllëg ak si biir lépp xeetu dal buñ ci war a mën a ànd pour que courage boobu ñu am pour mën a génn dem porter ji plainte mu bañ a dellu dal seen kaw ñetteel bi mooy bépp kuréel ak bépp responsable boo xam ne ngànk nga dalal ay gune di leen tàngat ñu war a saytu li nga xam ne moo war a nekk suñu biir pour que ñaawteef bu mel ni bañ fee amati bu soobee yàlla. ñu dal di wax ci leneen di football ca France ak lii di coupe de France bi jàppale ni nag Saint-Étienne moom daal dina qualifié ci wàllu demi-finale gannaaw ba mu amee ndam ni ki démb digganteem ak Épinal di club national 2 mu ngi ko daal di daan ñaari ball ci benn moom nag Saint-Étienne dana tase ak Rennes ci wàllu demi-finale Paris Saint-Germain diggam ak Lyon lay daal di doon ñu daal di wax itam ba tey ci football waaye sa France ba tey ak 25e journée Ligue 1 bi ni ki tey jii 19h45 Monaco bu Diao Baldé Keita dana tase ak Montpellier bu Souleymane Camara ci Espagne demi-finale aller Coupe du Roi ñu ko doon amal ni ki démb jàppaleen nag ñi nga xam te ne daal Real Sociedad ñoom ñoo daal di am ndam seen digg
ak ñi nga xam te ne ñoo di waa Mirandes ñaari bal ci benn. ñu daal di wax ci Italie foofu itam ñu ngi doon amal li nga xam te ne daal moo di seen coupe nationale ci choc bu doon am démb diggante Milan AC ak Juventus de Turin ndam demul ndam dikul ku ci nekk na jot naa dugal moroom benn but. Rebic moom moo dugal pour Milan AC Cristiano Ronaldo moom moo daal di égaliser pour équipe bi di Juventus de Turin ci temps additionnel bi loolu nag moo di demi-finale aller bi dana am geneen pàcc di demi-finale retour niki barki démb Napoli bu Kalidou Koulibaly mi nga xam te ne jotul de football dafa daal di am ndam ca demi-finale aller bi diggante ak Inter de Milan benn bal ci dara. ñu daal di koy jeexale ak wàllum judo ak fédération Sénégal mi nga xam te ni ma ngay waajal ñetti événement ci week-end bi jàppale ni du tournoi international des juniors danañ ko daal di amal itam ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars. Fédération bi fi mu toll nii ñu ngi ci wàccaay itam di championnat national bi dañ ci daal di déglu ci leeral maître Kalidou Gataba ci micro Makoura Diagne. comme du président de la fédération sénégalaise de judo feetu judo Sénégal nga xamante ne day jël représentation wu Sénégal bi yëpp compétition bi nga xamante ne day nekk avant championnat du Sénégal yi donc day may xale yi may pour ñu mën a préparer wu championnat du Sénégal mais tamit pour wax ne Sénégal bi yëpp da koy participer Sénégal yëpp moom la ñuy waajal international yi nekk bitim réew ñoom ñëpp dinañ ñëw Sénégal ku mel ni ay ñoom Manick ay ñoom Moussa ay ñoom Abdel ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah Sénégal pour défendre seen ay titres championnat du Sénégal bi nga xamante ne tamit dañuy éventuellement bëgg ay sélection équipe nationale tamit si compétition boobu dañuy jogante mooy championnat du Sénégal bu ñuy def le 22 le 23 mu nekk par équipe de club bu nekk day présenter équipe de 6 muy 3 góor 3 jigéen comme ni ko olympisme bëggee innovation pour année bi parce que ñoo ngi koy doog a def ñu def tey individuel suba ñu def par équipe ni ñu amee open qualificatif pour jeux olympiques wu mag ñi noonu la ñuy amee tamit cup bi nga xamante ne moom la fédération internationale jox Sénégal pour mu koy organiser chaque année donc loolu dafay permettre tey suñu xale yi cadets yi mën a jànkonteel ak africains yi ak monde entier bi tey loolu yëpp dina permettre tamit waa Afrique mën si jànkonteel tamit pour mën a liggéey seen ay ndaw ñun tamit benn objectif buñ si am mooy suñu ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy préparer jeux olympiques de la jeunesse yi di ñëw en 2022 ñooñu tamit dina leen si tàggat pour jël leen mën a xool jël leen mën a saytu pour nga xamante ne objectif 2022 bi mën a nekk ay médailles incha allah. waa kay Bart fi liñ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi waaye damay toog fii rek le superviseur ni mu koy defee àjjuma gu ne tey kaddu askan wi wax lu la neex la tey wala. waaw non du question du wax lu la neex de. nay leer. waaw du wax lu la neex. wax sa xalaat te teg ko ci. ku nekk daal yow yaay choisiral sa bopp waaye du wax lu la neex. mu ngi noonu. waaw wax lu la neex yaakaar naa mooy aussi am nañ seen sens. moo tax ma taxaw fii di superviser. waaw del superviser foog ñuy canaliser gars yi. acca ci kanam Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf ñu tàbbi ci leneen gannaaw ba ñaar fukki simili ak ñett bootoo ci juróom-ñetti waxtu xibaaru aada yi ñu dalal ci Ana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi rap ngir gunge projet bi ñu dippee Femme Musique mu di projet boo xamante ne sous région bi lay concerné te ay ndaw yu jógee Gambie ak Sénégal ñoo ko taxawal mbébét bi moo di gën a fësal ak yelleefu jigéen yi rawatina tuutànk yi Ndate Diop daal dina daje ak ndaw yooyu le juddu am tur ak sant xam ki ma doon lekk ba suur am wér gi yaram dund comme buur. aada ak cosaan di loo xam ne nii day lëkkale di fa ñu fas yéene jaar ngir lawal li nga xam ni moom moo di wàllug jàmm ay ndaw yu fekk baax ci Sénégal ak ca Gambie jóg ngir jàppale jigéen ñi ndaw ñi waaye tamit lawal jàmm di ab projet social boo xam ne nii ci musique rap lañ ko bëgg a jaaree Bintu Koor moom mooy coordonnatrice bu Femme Musique. project bi is basically based on 3 things mooy jàmm jigéen ak xale. ñetti mbir moo ko tax a jóg. waaw jigéen ñi xale yi waaye tamit jàmm diggante réew yi nga xam ni ñoom ñoo seq Afrique de l'Ouest. mooy lu gën a crucial si àdduna bi tey ba pare promote jigéen yi tamit pour ñu jàpp ne ñoom it am nañ responsibility pour develop seen own. ci loolu ngeen bëgg ko jaarale ci musique. yeah because jàpp nañ ne ñi xam rap di nga xam nañ ne rap mu activisme la mooy wax li la metti ak comme out solution daal pour sadika te suñ bëggee yónnee suñ message musique am na solo torop pour ñu utiliser ko pour mu mën a jàll. artiste bi fekk baax ci Sénégal di Toussa ñu gën ko xam ci Astou Gueye moom mooy njiit la fii ci Sénégal moom nag daal dinay tëral yoon woom fas yéenee jaar ba pare. lu ma njëkk a def mooy xalaat génnee benn projet boo xamante ni dañu siy wax xale wax si jigéen wax si jàmm bu ko defee jeunes yi mën si jot ñëpp mën si jot moo am ay message yu positif musique bi easy 6 titres moo si nekk xale ak femme ma
jël son wu xale wu Youssou Ndour ma def sample bi ma teg ci samay parole ci couplet yi voilà ak musique bu jaar yoon bu am identité. ndaw ñi ak jigéen ñi nekk ci ñi nga xam ni foofu la ñu fas yéenee jaar ndax la ñu jàpp moom moo di bépp projet développement bu ca jigéen jàppee waaye tamit ndaw ñi jàpp ci dina nekk loo xam ne nii dina law femme musique di woo kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk suñu réew yi ñu jàpp ci ngir ñu samp Afrique bu jàmm sax dàkk. ci agenda ajuma ji dañu tàmbale juróomeeli édition festival à ciel ouvert bu Mumba édition bi nag dina méngoo ak fukkeeli at yoo xamante ne taxawal nañ projet bi nga xamante ne ci lu yu yàggut dara jot na raaya ca forum de Paris bi ñu jagleel wàllu jàmm tey ji ci suba itam ci Ndakaaru ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal festival film Afrique dinañ daje ak taskatu xibaar yi ngir lancer ñeenteeli édition festival bi nga xamante ne jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février gi ñu nekk di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci seen magazine bi ñu jagleel aada ci RFM xalam.